salaamaaleykum mbokk Badara di gars yi ñu ngi ziar ñëpp man la seen mbokk Jim Ndiaye juste ma def benn vidéo bu gaaw rek pour wax ci 3 sujets benn bi mooy des membres de Gëm sa bopp xam naa ni certainement saa waay jooju moo leen di fay seen patron moo leen di fay pour ñu mën a nee nañee ñoom nous n'avons pas le monopole de l'insolence. Bon, ils m'ont gavé d'insultes, tout ça. Bon, ça a été fait, ils m'ont même traité de góor jigéen, tout ça. Léegi dama leen wax leen ñoom laay tontu vite fait rek parce que dama bëgg a wax tey ci franchement ci affaire li xew Guinée ak 2 journalistes yoo xam ne RTS woor nañ ma ne ma dem fa am lu ñu bëggoon nga wax ci jàppal bàyyil li ñuy dund ma dégloon ba ñu pare naa leen wax li ma ci xalaat ak li xew Guinée li ma ci xalaat. Bon, pour tontu ku ñu njëkk na ñi nga xam ne gëm sa bopp lañ nekk. Bon, ay militants gëm sa bopp lañ ñoo ma woo ils m'ont copieusement insulté pour wax leen ni ils m'ont traité de góor jigéen dama leen wax leen ñu xam ko gis nga temps yi nga xam ne ñi ngi doon xeex affaire yu góor jigéen jàppal bàyyil Sénégal affaire yi jaxasoo ku nekk di wax Mame Matar Gueye benn jour invité nañ ko ci seen ñoom seen plateau ñu invité ko seen plateau biñ ko invité mu ñëw pour dénoncer affaire yu góor jigéen alors que émission bi di entamé di waaj a commencé parce que commencé woon na sax patron bi ci boppam patron télé boobu mu woote ne na jóge ci plateau bi je vous dis woo leen Mame Matar Gueye ngeen laaj mu woote ne na jóge ci plateau bi ni mu ko waxee sax mooy textuellement na jóge ndey ci plateau bi la wax c'est sûr woo leen Jamra Mame Matar Gueye ngeen laaj ko ndax loolu il a fait sur ça wala déet kon kooku tey soo ay su fekkee ay tóob ay nitam ñoo taxaw di traité nit ñi de góor jigéen bon comprendre qui veut comprendre te manifestation yi nga xam ne affaire góor jigéen la yëpp moom gisoo ko ci bon mi ngi noonu te moom moo koo xam ni ñëpp a koy accueillir seen télé moom moo ko chaché lu si télé parce que alors que soo xoolee jour boobu dañoo teg benn kii vite fait nga gis ko bi émission bi commencé gisaatoo Mame Matar Gueye kon mi ngi noonu comprendre qui veut comprendre yéen ñii wax vous n'avez rien compris parce que ñun xam nañ lu bëri toog ci nag wax dëgg yàlla mais su fekkee da ngeen ñu xëcc ci loolu rek on y va beneen bi mooy wax dëgg yàlla li nga xam ne moo xew RTS ñaari journaliste woo ma je vais réserver leur nom parce que àdduna du yàgg ba mu wax ko parce que wax dëgg yàlla ñoom bëgguñu ci feeñ mais li ma xalaat laa leen wax dama leen ne man awma lu may wax ci li xew RTS parce que yéen vous êtes complice fi ngeen nekk seen télé mu am mbënn bi waxoo leen ci nit ñi di souffrir waxoo leen ci li am ci gouvernement bi waxoo leen ci 14 personnes yi dee waxoo leen ci policier bi rey kooku noonu waxoo leen ci ngeen jël événement mars yi ba mu jeex waxoo leen ci lenn yow leen ci yàgg woo leen Sénégal di dund loo xam ni kenn musuñu ko dund si àdduna si histoire Sénégal baykat yi mënuñu jaay seeni produit waxoo leen ci nga gis pendant ce moment ñu jéem a faagaagal ay opposants ngeen di wane ay mikke dëkk bi métti boo xam ne nga gis ñi nga xam ne ñu ngi doon dem ci gaal ba dee ça fait même pas une semaine waxoo leen ci nga gis lu ne Sénégal agression yi doo leen ci wax scandale yi am corruption bi am Sénégal sàcc géeg détournement beeg lépp waxoo leen ci ngeen bëgg tey ñun ñu wax ci seen problème vous êtes complice vous avez béni ce qui ne va pas vous avez même mandaté ce qui ne va pas yéen ñëpp yéen a yem amul lu ñuy wax seen problème RTS c'est la RTS te tôt ou tard cette télévision sera assainie ça va redevenir muy télévision askan bi te incha allah noonu lay demee incha allah te kenn mënu ci dara kon li ci topp kon leneen li ci topp yëpp suñu yoon nekku ci loolu laa leen tontu bon ñoo xam nuñ koy jàppee seen affaire la beneen bi mooy wax dëgg yàlla xew Guinée bon man comme li may wax rek je le répète je suis constant en ce que je dis ñaanuma yàlla li xew Guinée am Sénégal ndax Guinée su fekkoon tubaab bi divisé wuñu dafa nekk dëkk boo xam ni Sénégal mook Sénégal amaana Sénégal Guinée lay doon wala Guinée tamit yëpp Sénégal lay doon benn dëkk waaye li xew Guinée yëpp ba tax armée bi ñëw jël pouvoir ba tax population bi sonn ñu noot leen man maa ngi koy gis Sénégal te nag damay ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoo ñu jiite muy Macky Sall ak ñu ko wër ñu xalaataan ni nguuru yàlla lekk du jeex Macky Sall na xalaat ni population bi sonn nañ yàlla xam nañu sonn nañ na xalaat ni pendant que mi ngi jënd ay avion 60 milliards am na xale yoo xam ne mënatuñu teg seen tànk ci suuf si terrasse dañ leen di weer ndax inondation na xalaat ni am na famille yoo xam ne mënatuñu ñu doon dépensé 2000 2500 mun a sombi la ñuy añee di ko reeree di ko dékkee
na xalaat ni dund gi cher na cher boo xam ne li ko indi mooy seen maanaam li indi inflation yooyu mooy seen niveau de vie. na xalaat ni pendant ce temps mbas mi di am dajale na ay nit yàq ay milliards di def ay tournée économique politico-économique. na xalaat ni ñi ko wër ku ci nekk milliardaire la te xamuñu fu ñu jëlee xaalis bi. na xalaat ni arrogance bii nii am ci ñi nga xam ne ñoo ko wër métti na sénégalais ba fu métti yem sénégalais nag am nañ patience di xaar mais yeneen dëkk amuñu ko te tôt ou tard y aura un déclic te ñaanu ma ko yàlla. dama ni Macky Sall au moment où ngay jënd ay avion 60 milliards ay chasseurs suisse nga war leen loolu da nga leen koy fay ay milliards ay millions yu jeex pour ñu scotché la pour ñu mën la photo nga defar hangar boo xam ne presque 2 milliards. hôpital yi ku feebar doo faju nit ñaa ngi dee ku feebar rek commencé nañ lu luyeel bâche maanaam ay mortuaire la maanaam hôpitaux yi suñu hôpitaux yi maanaam jëlatuñ en charge dara au moment où sibiru mi ngi rey des milliers de personnes au moment où nit ñi nga am insuffisance rénale amuñu lu ñu defee dialyse au moment où cancéreux yi amuñu lu ñu defee chimiothérapie au moment où diabétiques yi nga xam ne dañuy dem ba acidose xamatuñ lu ñu am dee la ñuy def au moment où ay maladies yoo xam ne ay jigéen ñi ngi accoucher ci ay hôpital tey ci ay hôpitaux yoo xam ne amuñu prise en charge bu baax ñuy dee maanaam une femme sur 10 meurt au Sénégal au moment où nit da ngay def accident urgence soo joxul soo tagul 200 000 wala 400 000 kenn du la laal sa lu tànk day mujj yàqu dëkk bi metti na metti boo xam ne li ñu metti yëpp maanaam li metti gi lépp lu metti Guinée yi rek metti na Sénégalais yi ni ñu koy gis Sénégalais te kenn mënu ci dara au moment où nga jël benn terre def ci plus de 1200 milliards terre boobu mënoon na indi mënoon na def ay égout Sénégal yëpp ba taa ndox même si amaat taa ndox mënul ñàkk parce que mbirum yàlla la mais ndox mi balaa 4 jours mu génn fa au moment où yaa ngi jël di jéem a faagaagal ay opposants di jéem a xool noo jaxasee ay opposition di jéem a xool nooy demee toogaatee 3e mandat Sénégal yaa ngi souffrir te ñun ñi nga xam ne banlieue lañ dëkk ñun xam nañ ci dara da ngay social dañ lay ñaan ba yow sa jëm bopp da ngay fàtte sa bopp kon xam nañ li xew fii ku noppi rek daa yeggul ci yow affaire bi nag benn cercle la te cercle bi benn yoon la ce qui tourne fait le tour képp koo xam ne yaa ngi noppi ci lii tu es complice dina yegg si teew te gis bu yegg si yow di nga jooy gis nañ ci mbër yi doon wax jàppal bàyyi non suñu entraînement la ñu kii léegi pour ñu bëri sax problème la parce que Sénégal kenn xamul ñu koy gouverner li président Sonko wax amatul président presque léegi nag Macky Sall wax dëgg yàlla quoi qu'on puisse dire Macky man raqam laa war a jarbaatam wala doomam ay doomam samay raq lañ wala samay mag jabaram sama tante la comme ñu amee ay tante kon kenn yi jàmm rek lañ ko yéene parce que ñaan ma yàlla Sénégal ay armée di ñëw bay jël pouvoir ñaan ma yàlla population di dem bay dugg biir palais loolu ñaanuñu ko yàlla kon Macky Sall na xam ni nous sommes une famille te lépp lu mu def rek ça retourne contre lui dina mettre si ñun mais tôt ou tard ça va retourner contre lui Macky Sall na xalaat ni am na fi ay bàjjan am na fi ay maam am na fi ay yaay am na fi ay raq am na fi njaboot na xalaat ni Sénégal moom mënul dem fenn furul Sénégal na xalaat ni tôt ou tard day bàyyi pouvoir bi toog dafa war a toog fii si anam bu gën a rafetee donte am na ay bév yu bëri yuñ def mais na xam ni jiite réew métti na trop te mun nga def ay erreurs yu bëri waaye mun nañ la ko pardonner parce que il n'est jamais trop tard pour bien faire Macky Sall na xalaat ni la base de la paix c'est la démocratie justice su amul démocratie amul dëkk boobu fu muy mujjee wax dëgg yàlla du neex kon Macky Sall na delloo ci xelam nga xam ni Sénégal lii xew yeneen dëkk yi mu bàyyi ko fi de tôt ou tard mun na fi xew parce que au moment mu jël télé yi nit ñi amatuñ lu ñu wax ay TFM nekkal fi maanaam nguur gi ay ñoom ay 7TV ay ITV ñoom ñëpp nañu xam ne ils sont complices de ce qui se passe nañu xam ne li ñuy def nii yëpp askan bi il prend acte on prend note te tôt ou tard ils rendront compte nañu ubbil seen antenne yi di wane liy dëgg ci dëkk bi TFM wax dëgg yàlla man Bouba Ndour sax laay waxal parce que man pour man Bouba Ndour au moins man ak lu ñu ko critiquer des fois damay xool damay lire entre les lignes par rapport à ses comportements il est de bonne foi pour man Bouba Ndour il est épris de justice wax dëgg yàlla bëgg na justice am Sénégal parce que parce que tey
du ma continuer di wax ci nit rek ba gis loo xam ne wax dëgg yàlla kii war nañ ko mun a am na loo xam ne war nañ ko mun a tam waxal mais Bouba Ndour peut-être bëgg na justice bëgg na dëkk boo xam ne dafa nekk sur la base de la démocratie kon moom la gën a soññaat magam Youssou Ndour bu delloo ci xelam mu xam ne dafa war a ibil antenne bi askan wi ñu wax ci di wane li nga xam ne mooy réalité Sénégal ITV ñoom ñëpp télé yooyu yëpp nañu xam ne lu ñu leen Macky Sall mën a jox ci ay alal wallahi bés dina ñëw dinañ ko perdre kon nañ ñaan yàlla Sénégal jàmm am fi jàmm di fi sax ñi nga xam ne ñooñu wër arrogance bi ñi nga xam ñooñu jiite arrogance bi ñu nekkee nañ ko wàññi mënuma comprendre un député di dem ci tool ay Aliou Dembourou Sow di dem ci tool di yóbbu oto boo xam ne 100 millions mënuma comprendre député boo xam ne dafa def un an la def de un an tabax ay tabax maanaam château fan la ko jëlee ci salaire 1 million 300 1 million 600 mënuma comprendre un simple maire suy génn ay motards ñoo koy dal leneen li ci topp mooy confiscation du droit de vote tey mënuma comprendre élection am Macky Sall ne du sëgg du benn opposant du kii ak moom mënuma comprendre Macky Sall nga juddoo ni nga juddoo Sénégal noonu lañu fi juddoo nga ne tey wax dëgg yàlla du ma leen jox seen carte électeur wala seen carte d'identité fii ak 2 mois lay génne mais nooy carte d'identité yi nu muy génnee 2 mois te yow yaa limité par exemple maanaam bindu bi ak 45 jours kon yow ça veut dire que yow c'était prémédité c'était pas intelligent au moins soo defoon affaire 3 mois carte d'identité dina génn 2 mois nit ku nekk jot mën a bindu ñu war a bindu nga ne duñu bindu résidence yi maire yi joxeetuñ ko domicile yi chef de quartier wax nga ak ñoom joxeetuñ ko kon dañu bëgg ngeen delloo ci seen xel xam ne Sénégal yi guuf nañ loo xam ne wallaahi lu gën a mer ñoo ko gën a mer parce que nit ñi dañoo sonn kon Macky dañu bëgg nga delloo seen xel Bouba Ndour man je crois tellement man boog wax dëgg yàlla actuellement je crois en Bouba Ndour xaw ma lu tax nag c'est plus fort que moi mais dama ko dégluwaat ko xam ne kii bëgg na justice bëgg na Sénégal parce que ñu ngi xalaat ay doom fii lañu dëkk ay doom dañu am fii ay doom moom day am ay sët te dafiy dem bàyyi leen te bëgg na bàyyi Sénégal bu stable kon ñi nga xam ne ñooy acteurs yi ñi nga xam ne ñoom ñoo maanaam ñoo nekk ay position stratégique nañu xam ne lépp day jeex nañu xam ne dañu war a wax dëgg Macky Sall ñu koy wax ay yaa fi nekk kenn nekk ku dul yàlla suñu borom xoolal ana Aya Deme ana Samuel Doe ana Charles Taylor ana Blaise Compaoré ana ñooñu ñëpp niñ fi jógee c'est des morts tragiques maanaam jóge bu métti lañ fi jóge ana Alpha Condé tey ana Alpha Condé dafiy jóge ana ki fi nekkoon militant yi jóge na fi kon ça veut dire que dañuy ñaan yàlla Sénégal bu mu mës a bokk ci histoire boobu ñuy bind te nag naa leen wax leen l'histoire ne se réinvente pas histoire maanaam taarix kenn du ko bindaat taarix daf lay dab nga ànd ak moom taxaw mu kon ne dem nga jóge fi keneen ñëw continuer ko kon l'histoire ne se réinvente pas l'histoire se répète te loolu war na jàngal suñu njiit yi ñu xam ne tey lépp lu am tey histoire lépp lu buur def lépp lu président def ëllëg ni muy terminé day nekk loolu tam man pour man Macky Sall yàlla na yàlla suñu borom delloo ci xelam mu xam ne Sénégal démocratie moo fi war a dox ak justice mu xam ne def na 2 mandats na yeggal li mu war a yeggali su ko mënul yeggali su 2024 dee mu ay élections transparentes ku ñëw Sénégal kon na nekk ci jàmm ne serait-ce que pour ses enfants et pour ses petits enfants gars yi ñuy ziar ñëpp wa salaam